asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk ñu ngi leen di ziar di leen baalu àq di leen baal àq di jéggalu si dérangement bi nga xamante ni mun nañ ko tuddee dérangement ndax c'est un week-end te ñëpp xam nañ ne week-end dafa gàtt dafa diis mais li waral ndaje mi mooy li nga xamante ne moom la ñuy dox depuis des mois et des mois ñu ngi si association ak mouvement yi nekk Yoff yëpp ñoo dajaloo am ay mbir yoo xamante ne ñu ngi ko doon dox mbir yooyu nag tey lañ leen bëgg wax fan lañ si toll moo tax dañuy jox kàddu gi Ndiaga Ndoye pour mu defal leen historique gu mouvement bi mu jógee ba léegi jéego yi nga xamante ne moom la def incha allah. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu le xalif général des Layènes Baye Abdoulaye Thiaw Laye di ko ñaanal yàlla may ko fan wu gudd ak wér di nuyu imam ratim bu Yoff di Mouhamed Ndoye di nuyu kilifay diine yëpp ak kilifay aada yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax au nom du collectif des mouvements et associations de Yoff comme ni ko yaataa waxee donc collectif bi am na ay rencontre yu bari yu mu def donc ñun gisee nañ suñu biir ay mois et des mois dox nañ si aussi ay mois et des mois donc waxtaan nañ suñu biir wax ne comme aéroport bi hangar pèlerin bi xam naa suma collègues yi suma yeneen collègues yi dinañ si dugg après donc ñoom dinañ expliquer contenu bi donc hangar pèlerin bi moo ñu tax a jóg donc si leen décidé ñu ne nan dem seeti tous les comités de gestion seeti waa Yoff ñëpp pour qu'on soit un bloc boo xam ne vraiment bu déposer dara au niveau du gouvernement yaakaar naa ne dinañu déglu donc li ñu njëkk a def mooy dem seeti imam ratim bu Yoff muy Mouhamed Ndoye mu expliquer que contenu bi mu ñaanal ñu vraiment ànd si à 100% bi ñu jógee foofu dem seeti imam Mamadou Maktar Laye expliquer que aussi contenu bi yëpp mu ñaanal ñu bu baax a baax ànd si aussi jóge foofu dem seeti le porte-parole des Layènes muy Mamadou Lamine Laye moom aussi mu am si contentement bu rëy ñaanal ñu donc bi ñu jógee foofu ñu ne nañ jublu si comité de gestion yi donc fi ñu njëkk a tàmbali mooy le comité de gestion APEXI 3 bi ñu demoon nan en délégation fekk fa vraiment groupe bu takku ku mal ni maam Issa Samb oustaz Ousmane Faye Alpha John Saliou Mbeng ak 4 autres membres ñoom aussi vraiment ñu kontaan trop saluer l'initiative bi xam ne moom lañ bëgg a unifier ci comité yëpp comité de gestion yëpp donc ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax bi ñu jógee foofu dem ci collectif comité de gestion Dagoudane ñu newoon fa en délégation aussi dem fekk fa Adama Silla ak Ousmane Ndoye donc dinaa taxaw foofu tuuti ci Adama Silla di ko ñaanal yàlla vraiment yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana parce que moom vraiment bi ñu demee waxtaan nañ waxtaan wu am solo mu ñaanal ñu ànd si mais am na lu mu ñu dénk aussi parce que mu ne ñu naxaatey dafa bari donc li ñu bëgg mooy ak li ñu ànd mooy ñu bañ ko def une affaire personnelle donc moom loolu la ñu dénk te yàlla def na jëlee na ko fi donc loolu ñun ñëpp war nañ si bàyyi xel te yaakaar naa ne collectif bi loolu moo ko tax a jóg. bi ñu jógee foofu dem seeti le comité de gestion Yoff Tongoor ñu newaat en délégation fekk fa imam Maguette Ndiaye ak Baye Zal Thiaw vraiment ñu dalal ñu bu baax kontaan aussi si liñ bëgg a def donc Baye Zal ñu ngi leen di remercier foofu dinaa fa taxaw tuuti parce que Baye Zal moom bi ñu demee seeti comité de gestion bi dana ñun ñëpp mën nañ àndandoo liggéey donc depuis lors vraiment fépp fu ñu dem ñox moo may ànd di def proximité donc Baye Zal ñu ngi lay remercier bu baax bi ñu jógee foofu dem ci le comité de gestion des Layènes fekk fa président Seydina Samb Laye moom aussi vraiment mu kontaan trop mu ne vraiment il a été heureusement surpris parce que ay jeunes comme ñun ñoo jël initiative bi di doxal projet bi ne lépp lu ñuy def moom mu ngi ci biir à 100% donc ñu ngi koy remercier bu baax bi ñu jógee foofu dem seeti comité de gestion APEXI 2 Ouest
ñu demoon en délégation aussi fekk fa le délégué de quartier Ousseynou Ndiaye donc président Yaxya Ndoye new fa woon mais jot naa ko naroon na ñëw sax peut-être mu fekk ñu fi vraiment moom tamit mu ngi rafetlu bu baax a baax initiative bi ñoom vraiment d'accord nañ si à 100% te di leen ñu jàppale bu baax. bi ñu jógee foofu dem seeti comité de gestion APEXI 1 fekk fa le président Mamadou Mbeng moom aussi di ñu remercier bu baax a baax d'après li mu wax di ñu encourager aussi si pertinente lancée bi xam ne si lan ne mu ne daal vraiment il est confiant de ce projet parce que ñi ko séq vraiment ay personnes crédibles lan donc ñu ngi koy remercier bu baax a baax jóge fa waroon dem comité de gestion Ngaparou mais malheureusement jotu ñu jàpp rendez-vous mais après ñoom woote nan ne ñoom ànd nañ si à 100% donc ñu ngi leen di remercier bu baax bi ñu jógee foofu dem seeti le comité de gestion Ndëngaañ bon ñu jëkk a seeti le président Khalifa Ndir ñu demee waxtaan ak moom mu kontaan aussi si initiative bi mais moom mu ne mënul wax dara mënul jël benn décision donc dañuy joxaat beneen rendez-vous boo xam ne membre yeex ñëpp dinañ ko fekkee donc ñu ngi koy remercier Khalifa Ndir donc mu joxaat ñu rendez-vous le 19 octobre mooy comité de gestion Ndëngaañ ñu def en délégation bu am solo dem fekk leen ci jàkku Ndëngaañ y avait le président Khalifa Ndir trésorier Ndiine Sarr secrétaire général Alpha Diallo imam Papa Ndiaye imam Omar Niang Jaraaf Séni Gueye plus 4 autres membres du comité donc comité bi vraiment accueillir nañu accueil bu am solo di saluer aussi suñu démarche si liñ bëgg a unifier l'ensemble des comités de Yoff à un seul et unique organe de force donc waa Ndëngaañ ñu ngi leen di remercier bi ñu fa jógee dem seeti collectif de gestion le comité de gestion Ndioufène ñu newoon fa en délégation aussi bu am solo fekk fa aussi membre comité yu am solo ku si mal ni président imam Ngati Diouf délégué de quartier Assane Silla Pape Diagne Ismaïla Dieng plus 3 autres membres du comité donc ñoom ñu ngi ñuy remercier bu baax vraiment di ñu encourager di ànd ak ñun aussi à 100%. bi ñu fa jógee dem seeti comité de gestion Mbengeen ñu newoon fa en délégation fekk fa aussi vraiment mbootaay bu am solo ku si mal ni président Pélé Mbeng mu ngi nii toog ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la remercier aussi sa teewaay le secrétaire général le trésorier plus 11 autres membres du comité donc ñoom vraiment manifesté nañ seen contentement bu baax a baax li ñu leen sollicité pour essayer de résoudre ensemble les problèmes de Yoff donc ñoom reconnaître nañ ne Yoff bari na ay jafe-jafe mais bu si ñëpp àndee yaakaar naa ne loolu dina solutionné wu donc ñu ngi leen di remercier bu baax waa Mbengeen bi ñu jógee foofu dem seeti le 12 octobre le comité de gestion APEXI écologie ñu newoon en délégation aussi fekk fa ay membres du comité de gestion ku si mal ni imam Amadou Gueye Samb chef de quartier Koula Fall ak Medoune Loum ñoom aussi ñu ngi remercier bu baax a baax ci considération bi nga xam ne ñu ngi leen ko jox tout en signalant que am na ay mauvaise gestion yoo xam ne am na ci village bi donc yooyu vraiment war nañ ci mën a bàyyi xel pour jéem a résoudre problème yooyu bon bi ñu jógee foofu dem aussi le 12 octobre seeti comité de gestion Sicap Layène ñu newoon en délégation fekk fa aussi vraiment mbootaay bu takku aussi ci biir jàkka ji y avait le président Pape Malick Dione le secrétaire général Serigne Mbacké Diouf imam Abou Dia Mame Ousmane Diène plus 6 autres membres du comité ñoom ñëpp vraiment jël nañ parole di ñu remercier ci initiative bi ñu jël donc ñoom vraiment ils sont très en phase avec ce projet d'ailleurs imam bi sax moom moo ñu waxoon ne ñu dem seeti les associations sportives et culturelles mooy ASC yi te yaakaar naa ñu ngi ci donc bi ñu jógee foofu dem seeti le 19 octobre 2020 le comité de gestion Ndenat fekk fa aussi mbootaay bu takku y avait le président Youssou Ndiaye premier vice-président Omar Ndiaye délégué de quartier Issa Kébé trésorier Abou Ndiaye Karax mooy DC maire yi y avait Abdou Nar Mbeng aussi plus 4 autres membres du comité vraiment après un magnifique accueil comité bi yëpp vraiment kontaanoon nan mais amoon na benn jafe-jafe bu fa amoon ci benn démarche parce que ñoom bëggoon nañ ñun ñu xaar ba jot toutes les informations
doog a tàmbali mbir mi mais finalement on s'est retrouvé ñoom ñëw nañ rejoindre ñu si liggéey bi donc ñoom loolu lan wax ñu ne dinañ ñëw jàpp si liggéey bi donc d'accord nan si ñu ne à 100%. donc ñu ngi leen di remercier waa Ndenat bi ñu jógee foofu le 19 octobre seeti le comité de gestion APEXI 2 Est ñu fekk fa le président Assane Sylla Thiaw, Thierno Mbeng, Mbaye Ndoye, l'imam plus 4 autres membres. Il y avait aussi docteur Doun Pathé Ndoye. Donc ñoom vraiment accueillir nañ ñu accueil bu am solo di ñu remercier aussi si l'initiative yi xam ne moom lañ jël donc ñoom ñu ne ils adhèrent à 100%. jóge fa le 26 octobre seeti il y avait une rencontre avec Jaraaf Séni Gueye mooy président des conseils des notables. donc bi demoon nañ en délégation dem seeti ko moom vraiment mu ne kontaan na trop si li ñëw seet si ko. donc expliqué nañu lu bari si coutume bi donc moom mu ne daal vraiment d'accord na pour ànd ak ñun jouer aussi le rôle de conseiller donc Jaraaf Séni ñu ngi lay nuyee bu baax a baax. bi ñu fa jógee le 25 octobre amoon nañ rencontre avec les comités de gestion donc mbootaay bi bari yoon na trop il y avait 45 personnes donc comité de gestion yëpp presque étaient représentés. Il y avait l'association des jeunes et les groupements de femmes ont été bien représentés aussi. Donc vraiment ñoom jël nañ fay kàddu ñoom ñëpp après wax ñu loo xam ne ñun war nañ ko mën a doxal lu si mal nii structurer le collectif def benn statut juridique donc ñoom loolu vraiment wax nañ ñu ko war nañ essayer aussi récupérer nos terres avoir un plan d'action donc ñoom loolu junjoon nañ ko quoi. Il y avait APEXI aussi qui était présent donc moom aussi am na lu mu ñu proposé wax na ne y a des règles sur l'aménagement des terres soit infrastructure ou habitable donc APEXI daal moom mu ne disposé na échanger ak ñun le collectif te en plus nañuy informer nit ñi donc moom insisté na si loolu mu ne fu ñu toll nañ informer les populations donc mu wax aussi ne il faut ñu xam aussi que am na ay famille yoo xam ne amoon nan ay terrain ci site bi mais il faut ñu comprendre benn affaire boo xam ne dafa am importance mooy na ku ne xam ne ñiy démarcher affaire bi yëpp mooy mbootaay bi yëpp ñëwuñu pour ut ay terrain wala am quoi que ce soit donc ñoom insister nañ ci loolu donc ñu ngi leen di remercier waa APEXI. donc bi ñu jógee foofu ci rencontre boobu avec les comités dem nañ seeti le 26 octobre 2020 l'imam ratib de Yoff pour rendre compte donc ne woon nañ en délégation expliqué nañ que li ñu jëlee ci rencontre bi avec les comités vraiment mu kontaan ci lool ñaanal ñu bu baax a baax ne bon moom il est très confiant ci ñun confiant na trop c'est ce qu'il nous a dit imam ratib bu Yoff donc ñu ngi koy nuyu bu baax Mouhamed Ndoye donc bi ñu jógee foofu le 31 octobre am benn rencontre avec njàmbur yi magi Yoff ak fray yi donc ñu ne woon en délégation bu am solo aussi fekk fa ku si mal ni Pape Ngagne Ndiaye magi Yoff président Mame Ousmane Mbeng saltige Omar Mbeng président Baye Ngala Ndoye bu njàmbur yi grand Pape Thiaw Ousseynou Silla El Hadji Mbaye Diouf ak Khalifa Ñing donc ñoom vraiment li ñu wax dafa bari donc du ma ko mën a résumer mais daal ñoom ànd nañ ci à 100% ci li ñuy dox donc ñoom bëgg nañ ànd ak ñun liggéey pour le développement de Yoff bi ñu jógee foofu am beneen rencontre avec les comités de gestion à la place Ndiaw fii la woon donc c'était de 17h45 à 19h le 7 novembre donc ñu newoon fi délégation bu am solo fekk fa aussi comité de gestion yi presque ñu bari ñëwoon nañ ñoom ñëpp donc ñu waxtaan fa waxtaan bu am solo ji ma organiser nan lan mën a defe ba sottil mbir mi donc ñu ngi remercier comité yi bu baax a baax bi ñu fa jógee le 4 novembre 2020 amoon nan benn rencontre avec le comité de pilotage avec les futurs fray xam naa mooy ñoom grand Assane donc amoon nan délégation bu am solo ñu fekk fa ku si mal ni Amadou Gueye Samb Mame Issa Mbeng Martin Omar Bey Ndoye Birane Mbeng Demba Diène plus 5 autres membres
ñoom tamit ñu ne li ñuy démarché vraiment ñoom da leen soxal lool donc ñu ngi ñuy souhaiter ñun ñu réussir si à 100%. dolli nan si aussi ne Yoff a besoin de tout le monde donc na ñëpp ñëw jàpp si affaire yi pour le développement de Yoff. bi ñu jógee foofu amoon nan beneen rencontre le 9 novembre 2020 ak plongeurs yi mooy waa Ndenaan ñeex ñooñu donc de 19h30 à 21h10 donc rencontre bu guddoon la ñu fekk fa membres yu bari macha allah donc ñu ngi leen di remercier ils sont là présents ñoom Elimane donc ils étaient 26 membres donc waxtaan nañ fa waxtaan wu am solo donc ñoom li ñu suggéré mooy ñu dem informer ñëpp jiima jël combat bi ñëpp ànd si jàpp si pour affaire yi mën a am réussite. am na ñu fa jël parole aussi ne ñoom jeunes yi aussi ñoom ils sont prêts à nous accompagner. il faut aussi ñu def benn plan de communication pour affaire yi gën a mën a jàll donc ñoom yooyu yëpp wax nañ ko fa donc ñu ngi leen di remercier bu baax a baax am na ku si dolli ne nañ éviter def erreur comme ñi fi jaaroon erreur yi ñu def donc pour ñu éviter erreur yooyu donc ñu ngi leen di remercier bu baax a baax les plongeurs. am nañ beneen rencontre aussi avec Terme Nord le 10 novembre 2020 donc ñoom seen délégation amoon na ku si mal ni Hassim Ndiaye Adama Diop Seyni Thioune Amidou Ndiaye ak Djibril Gueye mais ñoom ñoo demandé woon rencontre bi pour rencontrer le collectif parce que dañ bëggoon a am plus de clarté parce que am na yu bari yoo xam ne jaar na fa parce que ñoom ñu ngi wax ne am na 4 groupes yoo xam ne dem nañ seeti leen donc ci affaire terrain aéroport yi donc loolu daf leen xawoon jaaxal looloo taxoon ñu ne dañu bëgg a rencontrer pour ñu expliquer leen le contenu du collectif donc ñoom daal vraiment après ñoom bi ñu waxtaanee ba juboo satisfaire nañ à 100% te ils sont prêts à nous accompagner pour l'intérêt général de Yoff bi ñu jógee foofu le 10 novembre 2020 seeti nañ Binta Ndiir ak groupe am et son groupe de 19h45 à 20h30 donc ñu ne woon en délégation fekk fa ku si mel ni Binta Ndiir fekk fa aussi yaay Soda fekk fa aussi Ndey Binta vraiment ñoom ñu kontaan bu am solo ne daal vraiment ñoom xam nañ ne ay Yoff avant ñu commencer quoi que ce soit dañu war a ñëw gis genre groupe yooyu donc loolu c'est important ñun ñu def ko ñoom tamit wax nañ ne piste bi suñuy parents ñoo ko moomoon ñoom loolu wax nañ ko ne bu ñu jëlee en 1970 état bi dafa ñëw jël suñuy terre yëpp donc loolu lépp expliqué nañ ñu ko donc wax nañ ne aussi état bi dafa bëgg diviser lébu yi te yaakaar naa ne loolu ku ne gis na ko parce que loolu moo leen arrangé donc gouvernement bi bu ñu jëlee temps wu Baye Talla Diagne gouvernement bi ñi ma ñul woon laal suufi Yoff au contraire ñun ñoo leen doon may ñoom loolu lépp expliqué nañ ñu ko donc loolu il est temps qu'on soit ensemble vraiment ñu def un bloc pour récupérer li xam ne perdre nañ ko donc ñoom loolu lañ ñu wax. bi ñu fa jógee am fa beneen rencontre ak association jàppoo liggéey ñoom ñu ngi leen dëngaañ le dimanche 15 novembre 2020 de 11h15 à 12h30 membre jàppoo yi am na ñu fa newoon ku mel ni Baye Cheikh Diagne Mori Sow Tamsir Diène Ousseynou Sow Mouhamed Karim plus 15 autres membres donc ñoom vraiment mbootaay bu amoon solo la donc ñoom daal ñu ne suñu démarche bi ñu jël vraiment ñoom kontaan nañ si te képp ku ko dégg démarche bi war nga si ànd war nga ñëw ànd ak collectif bi liggéey boo ko deful rek am na lu tax donc ñoom loolu lañ préciser donc ñu ngi leen di remercier bu baax a baax amoon nañ beneen rencontre aussi avec Vision 129 donc ñoom ñu ngi laayeen c'était le 15 novembre 2020 de 19h40 à 20h30 membre Vision 129 y avait Ibrahima Lay Thiaw Chérif Alsane Lay Diop Seydina Issa Lay Souleymane Mbeng plus 9 autres membres donc ñu ngi leen di remercier bu baax ñoom wax nañ ne Yoff daal vraiment ville sainte la te dañ war a def lépp pour garder suñuy valeur donc Vision 119 lépp lu muy jublu c'est pour le développement de Yoff wax nañ aussi si extension bi ñu ne Yoff dafa dañ war a am extension bu am solo parce que dañ hypothéquer suñu avenir doom yi
donc mais vraiment ñu ngi ñuy remercier wax ne action bi ñu jël c'est une action noble donc waa Vision ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax. am nañ beneen rencontre avec APEXI mooy mercredi le 18 novembre 2020 de 17h50 à 19h20 membre APEXI yi ñu fa teewoon ku si mel ni El Hadji Abdoul Aziz Thiaw Dabax Alioune Thiaw Alassane Diène Mambouy Diène Alassane Diène Tafsir Khali Gueye. APEXI ñu ne ñu ngi remercier collectif bi ci initiative bi ñu jël ñoom tamit wax nan ne bu ñuy wax affaire terre loolu day sensible waaw donc loolu il faut ñu bàyyi ci xel tuuti am na aussi ñu ngi wax ne am na ñoo xam ne ñu ngi def ay démarches mais démarches yi ñuy def ak ñun suñu objectif waa collectif bi c'est différent donc loolu ñoom souligné nan loolu quoi d'après explication yi leen jox. ñoom tamit ñu ne ñu essayer associer ñëpp waa Yoff ñëpp ci mbir mi donc concernant le point de presse xam naa dinañ ci dugg après ñoom li ñu ci wax mooy combat bu noble la mais mën na associer ñëpp jiim ci waxtaan bu baax jiim a defaraat lettre bu baax a baax avant ñu déposer ko au niveau du gouvernement donc ñu ngi leen di remercier waa APEXI. am nañ beneen rencontre avec le président Frey Pédar Sarr le 20 novembre 2020 de 11h50 à 12h40 donc vraiment moom bi mu saluer acte de patriotisme bi remercier nañu bu baax a baax a baax a baax di ñu ñaanal ñu am ci une réussite totale. souligner na aussi que village bi coutume lay doxee donc loolu moom wax na ko donc il a parlé aussi des 27 hectares que l'État a alloué à la commune. donc moom loolu wax na ci mais li mu ci wax mooy loolu concerné wu ñu ñun ñii donc maire bi la concerné donc loolu il faut ñu souligner ko pour ñëpp xam moom li mu wax. wax na aussi am na wa Yoffois yoo xam ne dañuy dem di associer avec Omar Sy donc mu ne daal ñun liñ jël moom vraiment ça lui rassure moom loolu la wax wuute naax li mu gis fële donc problème mu Yoff d'après Pédar Sarr dépassé na aéroport bi donc Yoff a besoin d'extension donc wax na aussi ci littoral bi mu ne littoralu Yoff moom ñoom ñu ngi ciy ñafe de telle sorte que de Yoff à Kayar pour ñu am extension bu am solo pour population Yoff yi donc grand Pédar ñu ngi lay nuyu. rencontre avec Ndeye ji réew Babacar Mbeng c'était le 20 novembre 2020 defe naa fa leen mujjee de 19h15 à 20h ñu ne woon fa en délégation y avait Youssou Diène Elimane ñeneen donc vraiment moom kontaan noon na trop waaw di ñu remercier ci stratégie bi ñu jël ak bonne organisation bi xam ne ñu ngi ci donc wax na benn avantage boo xam ne waa Yoff am nan ko vis-à-vis du gouvernement par rapport aux autres villages comme Ngor ak Wakam parce que Yoff mu ne Yoff jamais mu manifesté wu avec des plancards donc loolu Papa Babacar wax nañu ko donc souligner aussi que am na nit ñu bari ñoo xam ne ñu ngi dem di déposer ay lettres au niveau du gouvernement pour teeri aéroport yi mais ñoom dañ yaakaar ne ñun wala ñoom xamuñu ci dara mais ñoom ils sont au courant de tout donc wax nañu ne moom li mu xam bari na te vraiment mu ngi ñuy ñaanal parce que initiative bi ñu jël initiative bu noble la wax nañu ne aussi buñ paree ci lettre bi ñuy envoyé ñu yóbbu ko moom mën na ko jëkk a signé bu waree signé ak jaraaf yi ndey ji réew yi saltige yi président njàmbur yi magi Yoff yi donc loolu wax na ko donc Papa Babacar ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax donc loolu moo doonoon lecture bi ma doon def ci comité yi ñu demoon seeti muy comité de gestion yi di wax ne man moom damay remercier membres yi xam ne demoon nañ fekk leen ci comité yi ku ci mel ni Baye Zal maa ngi koy wax sànq au début tout au début ku ci mel ni Thierno Mbeng ak ñeneen ku ci mel ni Majib Elimane ñoo xam ne seeti nañ leen te après dañ ànd ak ñun di liggéey donc loolu dafa war ne Yoff dafa war a boole dañ war a boole ànd liggéey pour le développement de Yoff donc ñu ngi leen di remercier di leen wax asalaamaaleykum. wax ci compte rendu bi nga def dafay baax d'après bu ñu déggee li Ndiaga wax ñu def benn historique de lan moo waral collectif bi jóg donc collectif bi dafa jóg parce que dafa am lu xew mooy que ne
aéroport bi Léopold Sédar Senghor dafa am benn partie boo xam ne dañ ko déclassifié def ko à usage d'habitation léegi nag dafa am ñoo xamante ne jox nañ seen attribué léegi yell na waa Yoff ñi nga xamante ñoo dëkk Yoff ñoom aussi ñu bëgg yaatu ndax Yoff ñëpp xam nañ dafa xat ñëpp xam nañ Yoff amatul fenn fu muy màggee ñoom tamit ñu jóg taxaw ne balaa ñoo jox ma Samba wala ma Demba ba xëy ëllëgeen sax ba ñu jox leen mais nañu jox ñi nga xamante ni seeni maam ñoo ko dëkkee woon wala seeni maam ñoom ñoo fi nekkoon loolu moo tax collectif yi jóg mais boo gisee collectif ni mu jógee ak démarche yi ñu jël moo lay wan ne dafa am lu si bees mooy démarche inclusive c'est-à-dire dañuy jóge si suuf jëm si kaw collectif bi dañoo jóg pour dajale waa Yoff fédérer waa Yoff ba ñëpp ànd muy borom ndomb tànk muy imam muy comité de gestion muy association muy mouvement ñëpp ànd pour mu nekk baatu Yoff du kenn kuy dem bàyyi sa morom te amul lenn loo xamante ni dañ koy bëgg seen bopp mais lépp lu ñu siy yóotu dëkk bi moo tax ñuy jóg lan moo tax ñu doxalee noonu defe naa saltige la ñuy bàyyi moom mu explique ñu lan moo tax ñu jël boobu démarche. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di remercier ñëpp ci teewaay bi di ñaan initiative bi nga xam ne Yoff yëkkati ko yàlla nañu ci yàlla defal ndam liñ ci bëgg yëpp yàlla nañu ko yàlla defal di sant collectif bi nga xam ne depuis 3 mois ñu ngi dox di jéem a boole Yoff donte la jafe na waaye bu ku nekk defee sa mbiru bopp rek du jafe te ku ne bu yaatalee xolam tamit du jafe waaw bul nekk góor moo koy dox walla maam Alsaana koy dox walla maa Ablaay li am solo mooy liñ la oo nga uy si ba pare ba xam lan la Yoff ndëg loolu dafa xaw a sooxe waaye li ñu tàmbali nii xel dal na amul fuñ demul wax ak nit ñi si li ñu wax li ñu jàpp mooy li ñuy def ñëpp d'accord nañ si adhéré nañ si adhésion nag dafa am lu koy firndeel mooy dafa am lu ñu jëm waaw dafa am lu ñu jëm Yoff war na daje ñëpp war nañ daje si barab ñu waxante def déclaration loolu mooy firndeel ne li ngeen di wax li nga waxoon si biiru ne génnaan nga firndeel ko kon loolu ñu ngi siy xaar Yoff di wax ne vraiment li ñuy dox jafewul bu ñu xoolee APEX yi extension APEX yi mais ay mag ñoo jógoon dox ko ñu bëggoon limiter Yoff di suñuy waajur di suñuy maam ay mag jóg ba loolu amul loolu li leen ko mayoon mooy taxawaay ak am fayda am détermination si li ñu bëgg mag ñooñu dem nañ ñu def extension bi am na doomu Yoff yu bari yu fa am yàlla nañ muurloo seeni kër waaye Yoff ñëpp xam nañ ne dafa xat comme ni nga président waxee léegi xat na te war nañ yokku te comme aéroport bi dañ koy joxe mais les ayants droit mooy ñi dëkk ci aéroport loolu nag moo tax collectif bi jóg ñu waxtaane ko ci biiram nekk waxante ko ba ñëpp d'accord ci benn kàddu ñu doog a dem attaquer loolu attaque bi nag waxuñu dañuy taal pënë dañuy marche dañuy daje loo Yoff laaj parce que ay ayants droit lañ ci Yoff gis ngeen ni mu xate géej gi mu ngi avancé te buñ ko amul fii feneen lañ koy amee te comme ñu ngi koy joxe comme ni nga président ñu ngi koy joxe comme ñu ngi koy joxe ñu bind laaj rek bind bi nag dafa am lu mu war a demee parce que at yi yëpp Yoff a ngi bind depuis Abdoulaye Wade Yoff président Abdoulaye Wade Yoff a ngi bind Ngor di bind Wakaam di bind mais amaguñu gain de cause loolu yëpp li ko andi mooy ñàkk ànd nañ waxante wax bi rek ñëpp nangu ko li ñuy xeex du yëfu ma Samba du yëfu ma den nañ ko ñëpp déggee ne yëfu Yoff la bu ñu la ooyee ndëg si yëfu Yoff da nga war a ñëw adhéré si bu ñuy bind ñu beneen méthode bu ñu bindee parce que bind ñaari nit signé ko wala ñetti nit loolu Yoff dépassé na ko dañ ko war a bàyyi parce que méthode boobu doxul amuñu si résultat bu ñu ko àndee d'accord que ñu bind ñu yëg ne dëkk bi mooy bind ñëpp émerger si day am solo kilifa gi bu ko jotee dina xam ne man day benn conseil des notables bindu ma wala benn kuréel ab dëkk ñoo may laaj du ñu dëkkee parce que Yoff xat na ñun ñëpp xam nañ ne xat na jeunes yaa ngi gën famille yaa ngi gën a màgg ëtt boo dem y a plus de 20 pères de famille ku nekk am ay njaboot te ku nekk di seet foo
ëtt sax amatul si kër yi loolu rek war na tax ñu def combat. loolu nag damay wax ne du question da nga siy dox bu sottee yàlla na ko yàlla sottal da nga siy am doxal rek bu sottee mais bu si góor a amee wala Cameroun yaa xayte mel ne am nga nit du iñaane mbokkam APEX si ña fa am yéene nañ leen ko pourtant am nañu amul lii bu sottee tamit ñu ko am rek nañ la yéene ne am na mais yàlla nañu ko yàlla sottil sotti gi moom si ñun rek la dépendre sotti gi si ñun rek la dépendre ñun population Yoff muy imam muy chef religieux muy jaraaf muy saltige muy ndey réew muy délégué de quartier muy association muy président comité de gestion yi ñun ñëpp bi ñu tourné niñ ko waxee noonu buñ ko àndee rek incha allah liñ bëgg dañ koy am maire bi dañu wax ne maire lañ jox mais ñun si maire bi lañ bokk ñun dëkkuñu Wakaam dëkkuñu Ngexox fii lañ dëkk Yoff lañ dëkk même bu ñu joxee maire bi mais population yi amuñu si benn information te benn wax da nga siy dégg fukki wax yu bokkul maire bi nag demandé nañ ko audience comme ni ñu seete ñëpp lañ ngay seete parce que kilifa la si dëkk bi ñu ngi koy nuyu de passage kilifa la si dëkk la maire la ministre la collectif bi demandé na rencontrer ko mais amaguñu possibilité pour rencontrer ñu ngi koy tàllalaat loxo ne que collectif bi li muy dox ñu ngi ko siy tàllalaat loxo pour rencontrer ko parce que daje nañoo kilifa Yoff yëpp te moom kilifa la te moo war a jëkk sax recevoir collectif bi parce que li ñuy dox dégg nañ si maire am ki mu fi bàyyi Abdou Naar bi ñu demee Ndenaat xawoon na jaxasoo mais fin bi li mu wax dégg nañ ko mooy li ngeen di dox maire bi lay dooleel parce que am na lu population yi mën a wax maire bi mënu ko wax kon nañ ko déggee noonu rek buñ ko déggee noonu rek jafe-jafe du ñu ngi afaat appel di wax monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr ñii di dox nii mooy collectif des associations mouvement Yoff bind nañ la demande d'audience yóbbante na ci yow pour rencontrer la wax la li ñuy dox du politique xeexuñu kenn doxuñu ko pour dara dañ koy dox rek pour am extension te loolu moom moo si war a jiitu si kanam moo si war a nekk si gannaaw kon loolu précision boobu il faut ñu def ko parce que Yoff da ngay yëkkati dara ku ne interpréter li ngay dox lu ne nga siy dégg waaw lu ne da nga siy dégg mais dañu wax ne ñun lu ñu wax si biiram neeg rek man nañ ko waxaat si biti te lii lañ doon wax di ko dox lii ñu ngi koy waxaat si télévision Yoff Média Info Yoff Média TV mooy dañu demander bépp doomu Yoff bés boo xam ne jàpp nañ ne Yoff day daje jumaa ja wala day daje penc Yoff wala day daje géej si plage bi mooy na am présence mbir mënoo kaa faj ba pare tëdd sablal mënul nekk sànniloo ñu la xeer saagaloo ñu la kenn tàlloo ñu la pënë dañ ne la rek nga ñëw uyse en tant que doomu Yoff mais loolu waru la te bu fekkee li ngay wax dëgg la si yow bu fekkee da nga bëgg a Yoff am extension war na laa jaral buñ ne dimanche wala samedi matin nga bàyyi say soxla comme ni que ñëpp di demee ñëw taxaw mais nag bul ne góor moo fa ne wala Cameroun bul wax loolu boo ko waxee rek da ngay def erreur mooy Assane Diène li mu ma oo intérêt général la naa dem uy ji su ma fa gisul lu ma xam ma dem toog mais lii la ñuy dox depuis 3 mois mu metti waa góor ji nag moo ëpp critique bi te nit sax dafa war a nangu ñu critiquer ko wala ngay dox dara ñu ne la li ngay dox nangam baaxul wala nangam moo tax ñu continuer di seet ñëpp foo dem ñu recommandé la nangu nañ recommandation continuer di seet nit ñi parce que amuñu si xaar ma yàlla kenn ku fi nekk suñu kilifa nangul nañ la sa kilifteef si ñun te ñoom ñëpp xam nañ loolu kon loolu nañu yokk taxawaay bi te ñiy représenté mbooloo yi si collectif bi bu ñu demee nañuy wax ñi nga représenté information bi parce que des fois nga laaj sa quartier ay nit mais dañuy wax ni yëguñu kon loolu ñu ngi ñaan nit ñi ñuy jàllale information collectif bi fi ñu toll parce que jëm nañ si rassembler tout Yoff ñu toog wax si ay teggin bind suñuy lettre bi ku si mën a signé si bu génnee ñu tekk si penc mi parce que nit mënatul naan maa ngi doxal Yoff di bindi lettre tey waa Yoff yaa ñetti nit ngeen dem di bindal Yoff ne da ngay laajal Yoff extension te waa Yoff yëguñu ko loolu c'est injuste da ngay Yoff ba pare ne dañ bëgg a def nangam ba waa Yoff ne mandaté nañ nga dem def ko mais boo demee yow jël sa initiative bopp bind say lettre signé ko dem déposer ba daw ay at li ngay dox sottiwul bu ñu la waxee nga ne yaa ngi doon demandeel Yoff extension kan nga ko wax
koo ko wax nañu waxante dëgg boo ootee jumaa jënd ñëpp ñëw nga ne ah aéroport bi nangam wala dañ bëgg extension nangam dañu bëgg a Yoff ànd dox ko comme niñ koy defee nii ñëpp a joxe ci seen kàddu joxe ci seen xalaat ñu ànd rafetal suñu xol nit du iñaane mbokkam nit du bañ mbokkam te Yoff loolu daf fi ganese nit du iñaane mbokkam nit du bañ mbokkam loolu nañ ko dindi suñuy xol nañ ko dindi suñuy dëggante parce que ñun mënuñoo bokki maam ñun ñëpp ba pare bëgg ku nekk mel ni malaaka sa kaw morom mënul nekk il faut ñu yaatal xol yi dimbalante ci xalaat Camara Diène mi jàngalekat la syndicaliste la leen booy ñëw leen Camara ñëw leen ñun li ñuy dox nii dañu ubbi bunta bi rek bés bu sottee ñu nga sa gannaaw parce que fay ak yàlla lañ ciy xaaruñu ci leneen yàlla fay ñu rek lañ ciy xaaruñu ci leneen xaaruñu ci parcelle xaaruñu ci benn mètre carré yàlla fay ñu doxan ba góor a am kër Baye Zal am kër gu ñu dëkkee fay googu la ñuy xaar mais xaaruñu ci leneen kon naka ñëpp dégge noonu seet dañ kilifa yëpp ñëpp adhéré nañ ci biiram nekk kon comme ñëpp adhéré nañ ci masu defuñu fenn nit ñi ne li ngeen dox noobulul comme ñëpp adhéré nañ ci fekk 15 jours dañ war a daje moo xam préwo jumaa ji la moo xam ñu daje ñun ñëpp toog wax liñ bëgg a wax bind kilifa gi après nag ñu ut délégation am na yoon yi ñu mën a jaar ba président bi recevoir ñu yéene nañu audience am na audience bu fi ministre bi toppatoon pour Ngor Oram yo mais ñun ñoo ko yàqaat suñu biir te loolu bunte la woon pour état bi jox ñu lu ñu dëkke mais mu yàqu mais méthode boobu nag nañ ko bàyyi bu ñuy dem ci kilifa gi daal ñu yëg ne ñëpp ab dëkkaay dem bu ab dëkk demee wax ak kilifa gi dina xam ne dëkk dem ñaari di dem ñetti di vraiment di ñaanal ñëpp vraiment di xaar attente nit ñi waroon nañ gi def sorti depuis mais foo dem rek nit ñi recommandé la nga jëlaat recul da ngay xam ne li ngay dox du sa yëfu bopp comme ab dëkk ngay doxal foo dem ñu jox la recommandation da ngay jël recommandation yi delluwaat gannaaw dox début bi am na ñu doon ñëw am na ñoo xam ne seen galgalu politique lañ ci lonk bëgg a lonk duñ ko nangul kenn pour ñëw yow pour attaquer maire bi moo la tax a jóg wala attaquer keneen loolu ñun taxu ñoo jóg attaqué wu ñu maire attaqué wu ñu ministre suñu frère la suñu mbokk la yàlla na ndomb tànk gi mu am yàlla na yokk boo yeneen tegu si loolu lañ ko yéene si biir xol ñooñu dem nañ bu ñu defoon erreur teel a génne si mbedd mi ñu utiliser presse bi dañ naan comme ñu ngi koy wax loolu ministre bi la ñuy xeex am na ñu koy wax buñ ko defoon si teel ñooñu laxasu si kon dañu am tuuma mais ñu patient rek metti na nag day am jour yoo xam ne da ngay dox suba ba ngoon bi ñuy dem nenaat boobu 10 heures si suba lañ xëy ba 10 heures si guddi bi ñuy jógee APEX yi booba tuuti ñu daanu parce que lekk ñu ba pare dañ doon dox loolu nag yàlla rek ka mën a fay keneen mënu ko fay kon ñëpp naka ñëpp dégge noonu lii ñuy wax ci micro bi loolu la ñuy dox Yoff xat na géej gaa ngi avancé dañ bëgg ay dëkkuwaay naka ñëpp dégge noonu maire bi nag liñ ko jox naka teg ci loxo population yi c'est le maire bi lañ jox ñun bokkuñu ci maire bi ci lañ bokk bu ñu la joxee habitation yow mënoo campagne Yoff votel la nga nekk conseil ñu jox la 40 parcelles wala 50 parcelles nga ne yéen conseil yéen a ngi koy jël kon yéen bu subaa nu ngeen di waxaat nit ñi yooyu yëpp nañ ko éviter c'est pour wax rek warul demee noonu jox leen rek population yi comme population yi leen nangu ngeen toogal leen bu ngeen amee dara dangeen koy delloo population yi vraiment loolu lañ ci doon wax te ku ne maa ngi ñaanaat Yoff dara teewu ko waaye yéen li ñu xeex réussir ko waa ñàkkorab di ko xeex di ko réussir Yoff est mieux placé pour xeex ko réussir ko parce que ñooñu ay lébu lañ mais ñun ñoo gën a mieux placé te dem nañ yéen fekk ji seen combat mais ñoom neex nañ jàppale ci xeex parce que bi ñuy xeex baana yi sax dañ indi seen i waasukaay moo li indi seen i joo ñëpp génn ñu dem te dañ jëloon ñaari promoteur rek jox leen 100 hectares foofu mais bi ñu defee sortie boobu ci la ñooñu disparaître loolu nag Yoff est mieux placé pour def loolu du ñu taal pëna du ñu saaga du ñu xeex président de la république suñu kilifa la moo jiite Sénégal lu mën a xew mooy président waaye comme moo njaboote moom moo ñu njaboote mënul jox ku dëkk Matam dëkkuwaay bàyyi ku dëkk Yoff te ñu ngi koy joxe ci commune Yoff ñun loolu la ñu réclamé
vraiment di ñaanal ñëpp di baalu ñëpp ak ngeen baal ma si discours bu gudd bi vraiment ñaan rek na ku ne rafetal sa xol rek nit moom mënoo bokk ak moom maam ba pare boo génnee di yàq daram wala di wax leneen si moom vraiment allahumma salli ala sayyidina Muhammad Camara ñu ngi jéggal. yéen ñi nga xamante ne yéen a jóge si quartier yi yéen ñi tax yéen a jóge si comité yi yéen la seen i ñooñ désigné donc amuñu lenn lu ñuy décider lu dul li ngeen xam moom ngeen décider yéen moo tax parole dañ leen koy delloo yéen bu fekkee ne par exemple am ngeen leen lu ngeen si yokk parce que bu ñu jógee fee rek incha allah lettre bi moom la ñuy def officialiser ko jàpp jour bu ñuy def conférence de presse comme ça ñu mën a annoncer Sénégal yëpp li nga xamante ne moom la waa Yoff décidé donc defe naa foofu lañ toll donc kàddu gi dama koy delloo ñi nga xamante ne mooy assemblée bi muy ñi bokk si collectif bi ku am looy lu ñu échappé loo war a leeral nga leeral ko ñi nga xamante ñoo nekk si assemblée bi bu fekkee am na koo xamante ne am nga loo war a yokk aussi looy ñaaxaat wala looy déglewaat nga digle ko ñu jël lépp en considération comme ça bu ñu jógee fee incha allah lii des mooy woote conférence de presse pour fësal kàddu Yoff. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi maa leen di nuyu di leen ziara di leen baalu àq di wax ne maa ngi présenté wu d'abord man la Cheikh Diagne ñi ngi dëkk Yoff nga paru mais mën naa wax ne gan laa fi ndax teew bi ma fi teew nii Mazib laa gis mu def publicité bi ci réseaux sociaux yi ma gis ka man comme man je suis de Yoff te alalu Yoff laa te bëgg naa marqué suma empreinte ci Yoff ma ne dinaa dem xooli ba xam lu ñu fay waxtaane bon yàlla dogal bi ma ñëwee fii tamit ma fekk fi ay kilifa fekk fi ay responsable ñoo xamante ne boo leen xoolee rek boo déggee seen kàddu ni ñu waxee da nga leen di naw bon comme ñun tamit ay waa Yoff lañ te Yoff lañ dëkk di yëngu ci secteur de la pêche bu ñu gisee loo xamante ne ni comme tey Yoff daf ci war a bénéficier wu wala mu war ci am amu ci ñu gis collectif bu jóg bu koy xeex dañuy jóg ñun teg ci suñu loxo beneen bi mooy tey mën ngeen jàpp ne am ngeen un nouveau membre tey ndax man Yoff rek a ma ñor lépp lu Yoff jóg pour fayit ko man je suis prêt pour joxe corps et âme pare nañ pour loolu daal lañ ne woon nañ ko ci wax. beneen bi mooy collectif bi comme yàlla dogal na ñu ngi soog a participer ñun je ne sais pas comme ni nga ko waxee pa bi suñu père Ndiaga Ndoye wax na ko li mu ci wax tamit dégg nañ ko mais ñu amoon benn question rek comme tey maanaam turu collectif bi lan la objectif bi dégg nañ ko fii mais tur yi lañ xamul quoi bi ñuy def publicité bi ci réseaux sociaux yi dañ ne rek waaw saltige moomalu mais mu ngi oo waa Yoff nangam sangam mool yi affaire yooyu jàppal bàyyil comprendre nga boo tax wala boog ma xam ne kon man ni ma ko déggee la moo tax may laaj turu collectif bi waaw turu collectif bi laay laaj xam rek objectif yi dégg nañ ko fii xam nañ li ko tax a jóg ñun pare nañ pour accompagner leen bu ngeen ñu soxlaawee ndax dañ ne suñu maam Seydi Aboubacar Si daka daan wax radiyallahu taala anhu da daan wax ne ndajam xale kase baaxul ñu ne tamit ndajam mag kase baaxul buñ tolloo ci plan A dañ koy bàyyi ñi nga xamante ne nii tey ñooy mag ñi ñooy dox ñooy wax ñooy def li ñu war a def mais bu ñu àggee ci plan B war a génn li nga xamante ne nii tey mooy pouvoir wala yooyu noonu xale moo koy def mais nag yàlla bu ñu àgg foofu lépp lu ngeen mbébét ba tax collectif bi jóg yàlla na ko yàlla suñu borom antul sottil ka bu ko defee Yoff gépp jariñu ci sànq da nga wax lu am solo nga ne def fi ngeen dem yëpp appréciation yi moo ëpp critique yi mais critique pour man nit waru ko bañ ndax source de motivation la man moom bu may def ñëpp na ma gongo rek damay tiit dama naa man est-ce que fi ma tegu baax na mais comme mu ngi am yooyu rek nañu bàyyi xel ne mbooloo muy dox wala mbooloo mu bëgg a jóg pour dox souvent yooyu daf ciy am critique yooyu mënu ci ñàkk loolu daal lañ ne woon nañ ko ci participer ngeen baal ñu bu fekkee wax nañ fi déranger ngeen xam ne jaam bu xeebu bi taxaw la bu jubee nag ngeen xam ne suñu borom la wasalaam. asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu imam ñoo ngi nuyu mbooloo mi nuyu jigéen ñi ñi fi teew ci xalaat yi fi jógee dañu koy rafetlu bu baax. Bon, si collectif bi nekk di ci dox c'est pour l'intérêt du village pour population de Yoff bi la donc si dox ça fait des mois de bout à bout de Tongor jusqu'à Apexi si dox pour l'intérêt général bi nag mooy ci problème mu suufu aéroport bi on avait 864 hectares foofu mag nekk fi kii woon jox ko aéroport bi mais gis nga ñi ci xew Abdoulaye Wade joxe na ci Macky Sall joxe ci ñun waa Yoff nga la waay bokk war nañ ci am au moins ay dëkkukaay ak équipement xoolal leen dëkk bu tey ñu Yoff
mën am brigade gendarmerie mën am poste de police amul pompier ñun war nañu xoolaat suñu boppam waaye ville bu tey nu Yoff ville bu tey nu Yoff lu équipement yooyu amul ñu fi nga wuti ji foofu war nañu xoolaat suñu boppam même bu ko état bi kiiwul sax nañ ko insisté suñu bopp ñun waaw pour suñu njaboot war nañu am lycée war nañu yokkaat cimetière yi dafa am ay vraiment bu ñuy wax ne suuf amu fi du ñuy wax ne suuf amu fi am na fi mag ñekk moomoon suuf si joxe aéroport bi joxe kii te ñun gis amu si benn bénéfice bu si am waaye benn waay yoo amu fi mètre carré fii piste bi yëpp benn mètre carré amu fi kon nag ñun war nañu xoolaat suñu bopp su fekkee na ñoom ñi ñuy yitte muy coutumier yu yëpp mën nañu jéego kii mën nañ si def ay jéego d'ailleurs collectivité daal taxaw nañ si pour l'intérêt général du village moom la ñuy dox guddi ak bëccëg ñoo ngi si guddi ak bëccëg pour l'intérêt général waaw dañuy wax ne dëkk bi jariñoo dëkk bi moo gën kii defar dëkk bi moo gën kii xam nag la ko olof yi di waxati sax pour intérêt général dëkk bi ñëpp lañ si association ni ñuy oote bi ñuy ootee ñi ñëw ñun xeexuñu sànniñuy xeer xasawuñu mais dañuy teg li fi mag ñi bàyyi defoon mag ñi kat daf nañu APEXI ndeysaan sanga bi Mam Raan moom dafa jël engagement porté volontaire ne bi ñuy ceene moom la ñuy jëkk a ceene bakkan la si teg bay waaye yoo fa am 45 hectares yooyu mooy APEXI bi ñuy am ba ñuy dëkk si mag ñi sax amuñu si kon donc relève bi mooy collectif bi ñuy dox ak moom la ñuy def pour l'intérêt général du village xëy na sax peut-être duñ ko fekk parce que suñu doom yi ëllëg sinon suñu seetaanee ñun peut-être yàlla mooy jox mission bi pour ñu doxal ko waa dëkk bi mais ëllëg xale yi fi ñuy jëmi ji ëllëg foofu dañu ma sóoraale suñuy doom yi ñëw ak suñuy sët yi ñëw pour en cas ëllëg en tout cas daal li may rafetlu daal na si waa dëkk bi yëpp gis seen bopp ñuy dox ñëw bul na affaire yi saltige la wala ma démba wala kii ay intérêt général la pour ñëpp la waaw fu mu am ay locomotive yoo xam ne ñooy jiite loolu moom ñàkk mën nañu am il faut ñuy dox pour intérêt général yàlla def loolu ñun daal ñoo ngi si pour dëkk bi ñoo ngi si pour intérêt général dëkk bi moom la ñuy xalaat guddi ak bëccëg ñoo ngi si pour dëkk bi da am réussir ngeen baal ma wax. waaw salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu assistance bi di kontaan bu baax ci assemblée bi nga xamante ne moom la ñu def fii waaw di kontaan tamit si daje bi fi am bi ñu fi amal parce que boo fa yëg yàlla Yoff am naa yaakaar ne moo jóg pour uti ndimbal noonu lañ ko mën a waxee man dafa am tuuti rek lu may fàttali nit ñi rek bu ñu xoolee si satellite bu ñu xoolee ku nekk yaa ngi téléphone boo xoolee si satellite bi nga xool aéroport bi ni mu bindoo da ngay xool ne presque Yoff ñoo si ëppale si lépp parce que foo manti dem rek aéroport Yoff la ñuy wax aéroport Yoff rek Léopold Sédar Senghor donte moom lañ doon moo si nekk mais aéroport Yoff rek la ñuy wax parce que rek Yoff dafa nekk dëkk boo xamante ne avant peut-être aéroport bi am ba ni mu amee suñu ay maam ñoo fa nekkoon ñoo fi doon dem di fa uti ji ay matta di fa bay di def lépp ba tey jii nii aéroport boobu ñu ne dañ koy lége kon am naa yaakaar ne bu amee ku si ëppale même buñ si ëppalewul waaye Yoff war nañ see am lu mu dee génn wàll parce que bu ñu delloo tuuti si avant ñuy toxal aéroport bi fi Ablaye Wade ñëwee man naa wax ne képp ku dëkk Yoff rek képp ku yeewoo Yoff rek da ngay tëx gan goo manti am bu jóge fale bu ñëwee fii am na ñoo xamante ne am nañ fi gan mu toog seenam nii avion di dal wala avion di naaw mu départ yaa koy téyewaat yow mi fi dëkk parce que miis nga ko xam nga ko mas naa fi am sama benn grand bu nekkoon Popenguine gendarme la Khalifa Diouf doomam daf fi mës a ñëw vacances mais bi mu gisee avion bii daw da doon fecc avion bii dal nii da doon fecc parce que lan moo tax fa mu dëkk ci Popenguine avion bi ci biir asamaan yi la ko doon gis mu nekkoon loo xamante ne habitude la woon ñun bi nekkee xale bu ñu gisee avion dem nañ ba miis ka parce que suñuy nopp yëpp yàqu woon kon am naa tey jii bu ñu demee ba aéroport boobu jóg fi état jël ko di ko joxewaat am naa yaakaar ne waaye Yoff waruñu see des gannaaw parce que oote bii nga xamante ne peut-être collectif bi moom la ñu oote wax fa dëgg yàlla man Majib ku ma xam ne peut-être lépp lu may dox rek si wàllu Yoff la donte ndaw laa mais lépp lu ma gis luy yàq Yoff rek man dama si jéem a dugal benn thème wala benn waxtaan si côté yëpp yi ma bokk yëpp ba si vidéo lépp kon am naa yaakaar ne bu ñu gisee lu mel ni
ñëw approché ka dégg lii ñuy wax fii nii mu doy ñu lool parce que li tax mu doy ñu mooy kilifa yi nga xamante ne ñoo ŋànk Yoff gépp tey jii nii cité nañ leen fii ne seeti nañ leen kon ñun jeunesse Yoff lan leen man lu dul ànd ak ñoom si lii nga xamante ne mooy intérêt Yoff parce que intérêt Yoff mooy Yoff am ni ñu koy waxee toxu Yoff am faneen foo xamante ne tey jii ku mel ni Magib du dem di toxu ji jam ñaajo wala muy dem faneen di fa dëkk kër parce que Yoff si boppam ak culture bi mu am ak daye bi mu am su ay doomam wasaaroo si Sénégal am naa yaakaar ne culture boobu dina fi jóg loolu nag pour mu bañ a am dañuy wax ne rek ñun jeunesse Yoff en tant que Magib nekk un plongeur en tant que Magib nekk koo xamante ne peut-être bu waxee benn baat lu mu dee ñaar fukki nit dinañ ko déglu joxe nañ suñu kàddu pour àndax yéen si lii nga xamante ne mooy loolu nga xamante ne moom la état nar a joxe te waa Yoff bañ waru see ñàkk a des ginnaaw parce que tey jii bu ne aéroport Yoff am naa yaakaar ne su ne waaye Yoff ñoo fa toxu defe naa ndam mënula weesu loolu di jaajëfal ñëpp di wax ne képp koo xamante ne ni ñëw na fi dafa ñëw pour xam wala ñëw pour ngeen dooleeg mais liñ fi dégg nii am naa yaakaar ne bu ñu demee dinañ ko waxtaanaa ñi nga xamante ne ñoom la ñuy toogal ñu xam ne lii kat fa muy jëmi ji ëllëg Yoff moo si am bénéfice keneen du si am bénéfice di jaajëfal ñëpp. kay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ko jaarale ci saltige ak ñi nga xam ne ñi moom la àndal boobu ba léegi di liggéey bu am solo di wax tamit ne man maam Ousmane Diène maa ngi dëkk Sicap Layène wante sama cosaan ndëngaañ la ndax sëtaatu Alaaji Ibrahima Thiaw laa di bàyyi Papa Thiaw Seydina Issa Laye Thiaw bi ñu doon wax Paceko ak Maymuna Thiaw bi fi nekk yàlla na fi yàgg te wér mu féet moo ñu féete mag fi mu nekk nii di doom nag ci Adja Abi Diène bi nga xam ne mooy seen yaay lébu moo mel noonu ñu ñëpp ay mbokk lañu wax nañ ko fii léegi ki nga xam ne kii dafay am lu muy def dafa am fu muy jaarale li muy def lébu bu njëkk ba fu mu mënti doon muy Dakar muy tànk muy fépp fii ba Jalaaw lépp lu état daan def leen si daan sóoraale lu tax dañu am ay mag ñoo xam ne ñii ñoom ñoo ko liggéey ndax suñu demee ba Armand Engrand di bind livre di ci tudd la République lébu du Cap-Vert te soo seetee tamit histoire récente bi di nga gis ne am na ay kilifa yoo xam ne yii fal nañ leen France ba ñu laata toog ak français yi dañu ñëw ci Sénégal ñëw nemmeeku ci lébu yi naka la ñu toogee dafa am lu tax kon am na liggéey bu am solo boo xam ne bii lébu yi moom lañ fi defoon ñu naweloon loolu respecté yoon loolu gis nga Sicap wala HLM suñu mësaan am programme de logement lébu yi dañ daan am quota parce que dañ daan wax naan ñoom ñoo dëkk fii yooyu yëpp fi mu nekk nii soo ko seetee du ma ne yëpp dem na mais lu bari dem na fan la ñu jaare dañu jaar ci xaajaat lañu te xaajaale nag dafa gën a yomb ni ñu ko yaakaare gis nga su may wax ci samay biir message may tudd naan man du ma diw du ma kii wala man maay lii wala man maay mérito lii yaa ngi xaajaatle te yëguloo ko donte le nag dëgg ngay wax moo tax suñuy wax suñuy ay message comme dañuy jóg di defar te defar moo gën a jafe yàq dafa gaaw jafe nag moom defar nag moom dafa jafe ñuy bàyyi ci suñu message xel ne baat bu ñu yëkkati rek mën na defar mën na yàq ñuy moytu baat yi nga xam ne yii day tax nit ñi di daw wala di beddeeku wala di dem ci feneen ñun ñëpp benn lañu gis nga collectif bi waxuma su dul terrain yi mais su fexee ba lébu yi nekk benn retrouver seen dignité rek liggéey na liggéey bu lu am solo ci àddina man de wax dëgg yàlla am na ay terrain yu ñu perte bari na du jeex du xaaj mais li ma gën a métti ci li ñu perte mooy respect bi nga xam ne bi nañ ko amoon ci lébu yi te amatuñ ko ci lébu yi fii mu nekk nii te loolu nag lébu yi ñoo ko mën a liggéey moom mu dellu si moo tax liggéey bii ngeen di def dafa am liggéey dafa nekk liggéey boo xam ne bu am solo la bu leen ci tàyyi bu leen ci sonn bu leen ci xaar tamit kenn
képp ko war a yëg na ngeen ko yëgal comme ni ngeen ko defee fii alhamdulilah rabbil alamin continuer leen loolu li ngeen di tamit ne da ngeen di waxtaan ak ñun ba mu am transparence loolu tamit na ngeen ci taxaw te xam ne ñun ñu ne personnellement jox nañ leen suñu mandat ndax tey Sicap Layène yàlla moo dogal man maa ko représenté tey li ko waral nag mooy délégué bi waroon na ñëw dafa am lu ko bett mu voyagé nekkul Dakar keneen ki si topp nga xam ne moom moo waroon ñetteel yàlla dafa dogal dafa feebar ba démb dañ ko yóbboon hôpital man mi sax xaw naa bañ a ñëw parce que démb la ñu wax affaire bi ma ne samedi bi de xat na lool wante nag lu mu néew dinaa am lu ma bàyyi dugal ci place bi te yàlla xam na ne sama benn analyse bu ma waroon def pasteur moom laa bàyyi pour mën a ñëw fii waaw kon liggéey bi ngeen di def doon noonu liggéey bu am solo comme da ngeen wax na nag da ngeen di def benn lettre boobu effectivement togg leen ko seetaat ko seggat ko bu baax a baax Yoff bari na ay kàngam ci domaine yu nekk am na ay kàngam ci domaine yu nekk lettre nag ci communication la bokk communication ay communicateurs ñu ngi fi wante du communicateurs yi rek ñoo yore lettre ndax lettre tamit stratégie la dafa am loo ci namm dafa am loo ciy ut kon na ngay tabaxee lettre bi foog nga sóoraale ci loolu nga xam ne lii da nga ko bëgg loolu nga xam ne lii da nga koy topp loolu nga xam ne lii mooy lébu bu ko gis kontaan ci yow lu am solo la ndax soo xësee ba bindal lettre mën nga wax xam fu mu jóge de mais fa mu jëm doo ko mën a xam te ñëpp xam nañ ne léegi affaire yi dafa gaaw WhatsApp mu ngi fi yeneen moyens yi ñu ngi fi da ngay bind fii léegi su lenn su xewee Yoff man léegi-léeg sama xarit yi nekk États-Unis ñoom ñoo ma koy wax te pourtant Yoff la xewee maa ngi yeewoo Yoff kon ñu bàyyi loolu xel bu baax a baax yaakaar nañ leen ci wóolu nañ leen ci wante mag ñi dañ doon wax ne magum waxoon naa ko moo gën magu xamoon naa ko looloo tax ñu leen koy wax mais xeebu ñu leen ci dara wóolu nañ leen wóolu bu mat sëkk suñu demee tam li nga xam ne lii sant ngeen ko dinañ ko jéem yombul nag ndax dajale ñëpp léegi dafa doon lu xam ne lii lu xaw a jafe la wante nag dinañ ko jéem su ma demee incha allah naa wax waa penc mi ne leen compte rendu yu désormais nañ koy wax sax si biir jàkk ji parce que moyen la tamit pour toucher nit ñi parce que li ñuy def du lu bon kuy def lu baax nag doo ko ragal da nga koy ñime ñun tooñuñu kenn comme ni ko saltige waxe sànq rek amul kenn koo xam ne kii moom lañ seet ci li mu yor wala déet ku ci nekk li ñu bëgg sa cër yàlla na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp vraiment di rafetlu vraiment jataay bi vraiment di gërëm Ma Ousmane di ko féliciter maanaam pour que ma bañ ko fàtte vraiment ngeen bàyyi ko xel moom mu am xel la moom mu am xalaat la ku am yéene la te ku am taxawaay la si lébu bi vraiment ngeen bàyyi ko xel maanaam arab bi dafa wax ne maanaam bëgg sa dëkk dafa bokk si ngëm yàlla vraiment li ngeen def nii maanaam bëgg sa dëkk la vraiment ngoon ak gëm yàlla dëgg la donc vraiment yàlla na leen si yàlla jàppale vraiment boo dégloo rapportu Ndiaga Ndoye vraiment démarche bi maanaam dafa passé sax inclusive bu fekkoon am na beneen mot bu ëpp loolu boobu lañ koy wax maanaam li ngeen dox maanaam dafa leer nañ te da ngeen si boole waa Yoff gépp góor jigéen mag ak ndaw kilifa dem ngeen fépp ngoon yéen li ngeen dox vraiment boole ngeen si ñëpp vraiment bëgg ngeen ñëpp jàpp si donc vraiment yéen boobu ngeen si am vraiment yal na ko yàlla mottali vraiment te mu ñëwee te vraiment ñëpp mugloo ko beneen mooy Yoff donc bon celtique moom mu ngi koy wax maanaam nit ñi maanaam dañu aadawoo maanaam tënxamlu parce que nit lépp loo xam ne da nga si bokk bu ñu sa oowee da ngay ñëw déglu nga xam maanaam dañ koy wax beneen bi mooy nit ñi dañ naa bon diwa fa rek maanaam dina dox mais da ngay fexe ba bokk si ñi nga xamante ne man su ma fa newul du dox ngoon chaque fois da ngay ñëw ngoon nit ñi nañu bàyyi xel si loolu li gën a jafe mooy tamit Yoff nekk benn parce que booloo mooy doole parce que bon si ginnaaw booloo njariñ gi si nekk maanaam dafa bari moo tax seytaane mënul nangu loolu nit ñu booloo mais nag seytaane bon bu la songee da nga koy bëri nga daan ko nga jogaat mais bu fekkee bu la daanee rek nga jaaxaan maanaam doo avancé parce que mbir mi il faut que seytaane laxu si bor bu nekk donc yàlla nañu si yàlla musal vraiment ñu gëm ne nag comme ni ko Mamadou waxee vraiment maanaam jaamu yàlla la
te lépp lu mu doon si àddina bi maanaam pay ak yàlla maanaam lees yàlla ay fay maanaam moo gën lees nit di fay donc loolu bu ngeen ko jiitalee rek vraiment bon nit ñi bon maanaam dañ leen gën a wóolu te nag bon li ngeen di dox maanaam yàlla mën na si def barke. donc bon ñu ngi koy junjee sànq maanaam extension APEX bi maanaam moo gënoon jafe parce que donc moo gënoon jafe mais nag bon mag ñi ak xale yi ñoo àndoon maam ba mu àntu mais loolu mën na ñëwaat donc bon am na loo xamante lu ma si duggoo ñooñu moom dañuy ñaan rek maanaam yàlla ëlbati leen parce que vraiment mag ñi dama ko wax toujours mag ñu jëkk ñi ñoom seen coutume alxuraan la woon ak sunna ñoom lu ñu wax boo ko jeexee da nga koy gis alxuraan da ngay gis sunna maanaam lu ñu def maanaam boo ko jeexee da nga koy gis alxuraan da nga koy gis sunna donc moo tax suma collègue bi wax ko léegi moo taxoon ba maanaam état bi maanaam bàyyi leen xel parce que loolu moo taxoon mais boo xoolee léegi maanaam dañu xala dispersé wu tasaaroo loolu moo tax état am na yu bari yoo xamante ne maanaam du ñu sóor mais nag li ngeen dox nii boo xoolee si biir maanaam da nga siy dégg da nga siy gis ne bon maanaam yéen a ngi fexewaat Yoff booloo parce que jaar ngeen fépp seeti ngeen ñëpp vraiment loolu yàlla na ko yàlla mortali vraiment yàlla na si yàlla def barke. donc bon conférence bi ñu jëm nag vraiment bu ñu ko ootee comme kii wax na nga mais xeexuñu kenn xëccoowuñu kenn dañu bëgg teraanga boo xamante ne dafa dugg Yoff rek kon bu ñu ootee vraiment ngal la lu waay jàppoon na ko bàyyi ñëw teew loolu maanaam mbooloo mi maanaam bu ñu gën a bari si jour boobu maanaam day tax maanaam li ñuy dox vraiment gën a yomb ngoon mbir mi yàlla na ko yàlla sottal vraiment def si barke vraiment te musal ñu si seytaane ñi nga xamante ne da si am jeexe-jaxa yàlla na yàlla leeral. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu collectif bi fi nekkee ak mbooloo mi yëpp di wax si turu délégation bi nga xamante ne moo fa teewal nuurkat yi bon di wax ne ñun ñëpp xam nañu ne géej gi mu ngi avancé bu baax te tey jii nii bu ñu xoolee ñun mool yi la plupart du temps dañuy génne di dem si ay dëkk yu mel ni ay Tivaouane Peulh wala feneen dañuy sor Yoff daal maanaam te bu ñu xoolee Yoff 65% yu jeunes yi ay nappakat lañu te boo xoolee jamono yuñ toll nii ñu si bëri dañuy wax ne dem beneen dëkk di fa jóge di ñëw Yoff di nappate dafay doon lu metti kon tey message bi nga xamante ne dama koy lancer suñu mbokk mool yi muy jeunes yi mooy que ne c'est toujours possible pour ñu rester Yoff mais loolu li ñu koy may mooy ñun ñëpp ñu ñëw ànd boole suñu ay doole taxaw si ginnaaw collectif bi parce que c'est une première lu mel nii yaakaar naa collectif boo xamante ne da nga yëkk sol sa dàll dem xooli bépp kuréel boo xamante ne mu ngi si Yoff moo xam ASC la moo xam ndombal tànk nga moo xam parti boo mënti bokk moo xam association la ñu boole ñëpp si benn kuréel tudde ko collectif pour lépp loo xamante ne nii dafay jublu si intérêt Yoff yaakaar naa c'est une première kon ñu ngi oo suñu mbokk mool yi di leen wax ne yàgg nañu ñoo nax waaye lu mel nii tey ku xool taxawaay bii ak tànk yi ñu si dox ak jéego yi nga xamante ne dox nañ ko ci ak kilifa yi nga xamante ne seet nañu leen nga xam ne lii du ay nax kon ñu ngi leen woo di leen woowaat yéen ñëpp ngeen ñëw topp ci ginnaaw collectif bi su ko defee aéroport bi nga xamante ne nii moom la ñu jóg ngir def si ay démarches pour Yoff man ko jotal boppam mu doon loo xamante ne tey jii nii mool yi dinañ ci am part bu rëy boo xamante ne parce que lépp lu ñuy xeex Yoff mool mosu si des ginnaaw kon dañ leen woowaat encore une fois ngeen ñëw jàpp si liggéey bi ànd si liggéey bi lépp ngir ndamal Yoff loolu mooy kàddu yi nga xamante ne daal dañ ko doon wax si appel pour gàttal jëmale si mool yi beneen bi muy li nga xamante ne dafa jëm si ñi nga xamante ne mooy ay kilifa si dëkk bi kàddu yi nga xamante ne dañ leen koy wax mooy ñun ay ndaw lañu li ñu yaakaar mooy dëkk bi te tey yi nit ku nekk rek moo xam ndombal tànk loo mënti am wala parti boo mënti bokk bu ëllëgee Yoff moo lay mujjee te am na taxawaay boo xamante ne boo ko taxawee si dëkk bi parce que bu ñu bàyyi xel ku mel ni Jaraaf Talla Diagne ñu ngi koy tudde ba léegi lii ko may mooy taxawaayam ak bëgg dëkk bi kon ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp taxawaay bi nga xamante ne woon Jaraaf Talla Diagne amee na ko ba turam des fi tey te am nañ yaakaar na suñuy doom sax bu ñëwee dinañ fi fekk turam te lii ko may mooy liggéeyal Yoff gëm Yoff jàpp na Yoff rek moo war a jiitu ñu ngi leen di oo si lancé boobu yéen ñëm ngeen ñëw fekk si collectif bi pour intérêt Yoff wasalaam